non mënul toog. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di yéen waa Pikine comme yéen a ñu dalal tey département bi yëpp waaye ñu ngi nuyu it di jógee ci yeneen quartier fii ci Ndakaaru muy département Dakar wala Guédiawaye wala Rufisque di beral nuyoo ñi nga xam ne bàyyeeku nañ fu sori muy Kaffrine Kaolack Bignona Bakel yéen ñëpp di leen nuyu di leen jaajëfal di gërëm ñi fi teew ñëpp rawatina nag mag ñi xam ne bàyyi nañ seen yitte ñëw fekk jotaay bi jëmal ko biir Pastef nag bàyyiwuma benn démembrement muy jeunes yi muy jigéen ñi muy cadres yi enseignants yi waaye muy organisation horizontale bi muy lépp loo xam ne structure de base la mbokk yi Pastef est devenu un très grand parti ñu koy sante yàlla nag ndax lu ñu liggéey ci diir bu gàtt la te liggéey ñu ko ci naxaate liggéey ñu ko ci digal lu dëgg liggéey ñu ko it ci alal bu bari koo xam ne ñaare ñëpp xam nañ fi muy jógee mooy lu ñu teg ci keesu état di ko politique volonté moo ko liggéey détermination dëggu engagement ak patriotisme loolu moo nekkoon ci suñu jigéen Mariama Sagna Sonko. Pastef est devenu un grand parti waaye dafa di parti boo xam ne famille la avant tout moo tax ñuy woonte ay frères ak ay sœurs famille nag léeg-léeg lu neex am ci léeg-léeg lu naqari am ci nëgë nii ci démb ña nga woon mbaaw ñaari ndaw ci biir parti bi yàlla doon daganal sëy seen diggante muy événement bu neex ci parti bi ñuy ñaan yàlla mu di barkeel ko noonee la ñu amee tey kenn ci ñun muy Abdou Karim Gueye gën ko xamee ci Karim Xurum Xaax yàlla teg ko natt gu métti ba mu nga tëdd hôpital médecin am na loxo ci moom chirurgie am na ci loxo ci moom ci ñaari yoon waaye mbir mi demewul niñ ko bëggee woon xam nañ ni kenn ku ne ci yéen yaa ngi koy ñaanal waaye nañu yokk ñaan yi ful ko waaye au-delà ñaan yi gis nañu taxawaay bi ci ñëpp am ba bi ñu nee war nañoo dajale xaalis pour évacuation fi lu néew ñaari fan daanaka contribution yi ñu xam rek en ligne weesu na 5 millions loolu day wane esprit famille bi fi am suñu jigéen suñu soxna suñu rakk suñu soppe di Mariama Sagna di dal ci kawam tiis la ci ñun ñëpp waaye tiis la ci Sénégal yëpp bi ma may gannaaw buñ ko naqarloo am na taxawaay boo xam ne képp kuy patriote taxawee nga ko jege ay waa këram jiital ci borom këram ji nga xam ne ba tey ñu ngi koy masaw ndax lu métti la waaye njaboot gi mu fi bàyyi ci ay tuut tànk ba ci ay waajuram yi nekk fële Kañogo am na taxawaay boo xam ne muy Pastef national muy Pastefu département de Pikine wala muy Pastefu département de Bignona am na taxawaay boo xam ne ñoo ngi ko ciy taxaw moo tax bi mu amee
dañ ne lim fi bàyyi ci njaboot ñun dañuy jàpp ni ay pupilles yu Pastef lañu war a doon mooy lépp loo xam ne suñu doole may nañu ko ñu war leen ci mën a taxaw ci lu jëm ci seen njàng jëm ci seen nekkin bu soobee yàlla dinañ xam ni wéet nañu ci wéetaayu ndey waaye du ñu wéet ci chaleur humaine du ñu wéet ci jàppalante moo tax boobu ba léegi am na loo xam ne Pastef mu ngi koy wëyal suñu diggante ak njaboot yi nga xam ne Mariama Sagna bàyyi na ko te incha allah ñaan nañu yàlla ba keroog ñuy mënal seen bopp dinañu sentir présence su Pastef bis bu ne weer wu ne at wu ne ba nga xam ne néew ma de mën nañu compenser la chaleur maternelle waaye dina am loo xam ne dinañ ko ci def ba peut-être yenn coono yi bañ leen fekk dañ leen ci fekk. kon ñoo ngi ñaanal Mariama am nañu nag njort bu rafet wala am naa sañ-sañu sax wax ni am nañu yaqin ñun ni fii ñoo fiy toog di am naqar waaye moom fi mu tëdd ma ngay reetaan ndax xaddis daf ñoo jàngal yonent alayhi salaam daf ñoo jàngal ci xaddis bu wér ne am na yenn anam yoo xam ne bu ci nit ñàkkee bakkanam àjjana directement lay jël jarul sax léeg-léeg ñu koy sang ak di ko defal yenn formalité yi bokk na ci nag ku doon défendre bakkanam ak di défendre alalam contre agresseur ba ñu rey ko ci kooku àjjana direct lañ ko di moo tax réconfort boobu war nañ koo am ndax nit rek la nit bu ñeme dee amul te bu nit faatoo ku nekk a ngi xalaat circonstances yi mu faatoo waaye yàlla moo bindoon loolu ci destin am ñun ñi ñëpp waa Pastef bés boobu loolu am bu ñu daje woon ñun ñëpp ñi nekkoon ci meeting ba yëpp gunge ko ba këram toog fa ba 2 heures du matin ku nekk dem ñibbi su yàlla tuddoon ni loolu day am kenn mënu ci dara kon comme amee na noonu dañu jàpp ñun ni Mariama Sagna daf ñoo jiitu ci këram ci aljana wala barsax bee mu tëdd yaatal nañ ko bàmmeelam ubbil ko palanteeram mu jàkkaarloo ak këru aljanam te kenn ku ne ci ñun nag loolu moo la taxa góorgóorlu ci àdduna di essayer jaamu yàlla xanaa kay yokk ñaani rek ñaanal ko borom këram ñaanal ko it njabootam yàlla def barke bu bëri ci ñoom yàlla def sacrifice boobu nga xam ne moom def na ko barke gi feeñ ci njabootam ba kawe njortu ñun ñi ñëpp waaye lu ñu yem ci foofu parce que nu ñu dogu ci borom bi teewul it dafa am un volet temporel ak un volet spirituel ci mbir mu nekk volet temporel bi nag mooy lii am justice su Sénégal daf ko war a leeral neewoon nañu am nañu ñu jàpp waaye boobu ba léegi déggatuñ ci dara kon ñun suñu exigence ca booba mooy doon suñu exigence ca tey mooy il faut que justice Sénégal leeral mbir mi ñu def procès àtte nit ñi ñu wax ñan ñooy coupable waaye ñu wax ñan ñooy commanditaires yi ñan ñoo leen yónni woon parce que bi mbir mi amee ni ministre de l'intérieur gaawantoo bu ko dàq de mobile politique yóbbu ko ci li ñuy wax crime crapuleux te loolu du cëram ci loo xam ne enquête commencé gul tey na suñu xel ñun ñëpp ba tax ñu ngi koy wax ministère de la justice wax ko procureur de la République wax ko toute la justice sénégalaise Pastef les patriotes waaye l'ensemble des Sénégalais réclament que la lumière soit faite ñu xam kan moo def waaye ñu xam kan moo ko yebaloon pour mu def te loolu dañ ci mës a tegg suñu tànk parce qu'on le doit à Mariama Sagna
et on le doit à sa famille. Pastef nag parti bu mag la dama gëm ni amul parti bu ëpp doole parti Pastef tey ci Sénégal ndax dafa di parti boo xam ne soxlawul jox kenn fukki dërëm pour mu adhérer wala pour mu ñëw ci rassemblement pour dugg ci Pastef rek conviction moo la ci dugal te fu ñu wootee nit ñi déplacé wu par centaines par milliers ñooy fay seen billet ñooy dagg seen car keroog bi may dajale le mouvement des jeunes waa Saraya waa Bakel waa Kanel ay jeunes ñoo dagg seen passe ñëw ba Dakar pour fekke si mu daje boobu parti nag bu amee loolu na gëm ni amul ku ko fi ëpp doole ndax léeg-léeg nit dajale ay nit waaye poosam du ko fekkee te ñi muy dajale foofu amul kenn ko ci gëm looloo tax nag tamit on a payé un lourd tribut depuis quelque temps ku leen bu ñu fàtte ni en dehors de Mariama Sagna ñàkk nañ fi ay nit yoo xam ne ci liggéeyu parti bi dañ leen ñàkkee yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku Arouna Diédhiou bu Tombondir nga xam ne ci biir campagne bi seen car a defoon accident après meeting boobu ñu defoon Bignona ñu bëri gaañu ci gaañu yu métti waaye yàlla nattu moomu mujj cee ñàkk bakkanam li ñu tegee juróom-benni weer la soxnaam am doom bu góor ñu tuddee ko Ousmane Sonko. bu ñu fàttee Maïmouna Diémé nga xam ne keroog bésu élection bi ñu commencé annoncé résultats yi ñu ne ñun gagné nañu Oussouye ci la kontaan bégte boo xam ne bi muy jubilé la def crise cardiaque mbir mi yem foofu barki démb ñàkk nañu fële ci Podor kenn ci ñun koo xam ne ci jàmbaaru parti bi la woon doon mag militaire à la retraite waaye li ñu am Podor bu leen fàtte ni Podor ak li ñu doon wax ni zone yooyu kenn mënu faa am dara ñun am nañu fa 15% ci sport muy doyen Seydel Ndiaye kon ñooñu ñëpp dañ leen boole ci bés bi ak ñeneen ñoo xam ne ñàkk nañ leen ci ñaari at ñetti at ñeenti at yi ñu weesu ñoom ñëpp dañ leen fasaale ci bés bi ñaan yàlla mu oyofal suuf seen kaw ñaan yàlla mu jéggal leen te yërëm leen te xaare leen àjjana. Pastef parti bu mag la moo tax ñu doon parti bi nga xam ne moo gën a subir ay attaques fii ci Sénégal waxatuma attaque verbale yi nga xam ne mënoo xëy benn jour ci télé yi ci rajo yi te toogewuñu Pastef toogewuñu Ousmane Sonko xam naa ni bu doon làmmeñ rek day reyee heure bi matt la ku nekk yar sa làmmeñ ngërërër rek jàppal Sonko andil Sonko amul benn parti wala benn leader muy subir autant d'assaut attaqué nañ ñu physiquement ndax bu leen fàtte Fatick attaqué nañ fa ci campagne bi ñoom Matar Ba yor seen i jaasi ak seen i nervi attaqué suñuy nit ba may dugg si Fatick guddi googu hôpital laa njëkkee fekk suñu gars yi ñu ne foofu am na ci ñoo ko xam ne ba léegi ñi ngi traîner ay problème am na kuñ ci évacuer temps yële fii Pastef andi ko pour ñu xoolaat ko parce que ba léegi tànk bi mënul jàkk attaqué nañ fi suñu siège xaar ba guddi ñu attaqué suñu siège Yoff te yi ñuy wax yépp ñoom xam nañu ki ko def waaye jàppuñu ci kenn attaqué suñu siège ak ay jaasi boo yi fa newoon ñu song leen yàq matériel bi fa newoon jamonoy parrainage dem nañu ba sama kër waajur bu jigéen foofu biir Ziguinchor attaques yi doyatul ñuy jël ay nervi waaye bi pas gendarmerie la ñu yónni woon pour ñu dem di nangu ay fiche de parrainage ñu topp dossier boobu malgré les menaces et les intimidations ba tribunal mujj condamné benn gendarme parce que moom lañ ci identifié woon condamné ko
reconnaître ni moom moo demoon en violation de domicile di réclamer loo xam ne waru ko ak réclamer. kon campagne de diabolisation bi fu ne ñu dugg fa dem ci point religieux yi bu jullit bu catholique tarixa bu mun ci doon waaw waa ji de nii la mel waa ji de lii la gëm waa ji de bis bu toogee nii loolu nag war nañoo fàtte ne lu bëri ndax nit ku baax ku mus a jóg su dee yonent yi ñoo ci muccul nitu diine yi tudd fii mucc ñu ci waaye sax nitu politique yi waroon defar Sénégal te ñu lajj ko muy ñoom Mamadou Dia ak ñoom Cheikh Anta mujj ñu si kon ñun mënuñu cee mucc waaye lim ñu war a dalal suñu xel rek mooy ñu ngi ci yoon bu baax bi parce que suñ fi newuloon 304 partis moo nekk Sénégal ci li ñu ne reconnaître nañ ko ñun ñoo ci mujjee judd bu ñu demee nag ba jàppal Pastef atil Pastef dañu sant yàlla ñoo ngi ci yoon bi waaye it nekk ci yoon bi dafa am lu mu tekki mooy système bi ñu jàmmar lool doole gi mu yor yépp dina ko dajale pour fexe ba mbir mi ndax saay parce que jàpp nañ ni mbir mi su yeggee intérêt Sénégal la waaye ñoom seen pertement la moo tax am na ku ko junj léegi gannaaw def nañu lii lépp sottiwul ndawu Sénégal yépp parce que fa nekk seen biir xol waaye yemul ci ndaw ñi cadre yi intellectuels yi diaspora Sénégal moo tax gis ngeen lañu fa am waaye yemul foofu parce que ñoom dañ doon wax parti élite la ak parti ndaw ñi tey fu ma génnoon fii doxantu chauffeur de taxi yeeg menuisier yeeg maçon yi ñoo may njëkk a interpellé mag ñi ñu doon wax ni dañoo ragal Pastef tey ñooy njëkk a jël seen téléphone di woote di joxe ay recommandations ak ay conseils kon mën naa ne sénégalais boo fi jël ànd na ak ñun àndul ak ñun waaye li ne ci xolam su dee ci wàllu politique rek Pastef moo ci looloo tax nag amatuñu ay adversaire de ay noon lañu am ndax koo xam ne bu la mënoon rey tey rey la bu la mënoon tëj kaso tey tëj la kaso kooku dootul adversaire politique ennemi la am na ko junj léegi nag comme def nañu lii lépp sottiwut te nous sommes l'une des rares formations boo xam ne bañ nañu compromission demuñu dialogue national parce que ay tàppale la nee na moo gagné na gouverner ñu opposé wu amul moyen bu mu mën a defee ci ñun pression parce que li yitteem mooy na fexe ba ñi ko war a mën a jaaxal ñëpp ku nekk mu am fu mu la téye ba léegi forcé di nga ñëw toog wax ak moom moo tax nag complot ba day continuer te am na beneen niveau boo xam ne ma ngay door nag ajjuma bii ci assemblée nationale dina commencer assemblée dem tribunal delluwaat assemblée ñëwaat tribunal parce que seen bébé yépp mooy lu ñuy def ba am lu ñu tiiñal Ousmane Sonko yàq casier ba pare ne mënatul dem élection foofu lañ ci toll te kenn rek nag mooy responsable waaye comme ñëwewul Ousmane Sonko moom day laqatu ci gannaaw ay député xam ngeen ki may wax ba tax nag na ñëpp waajal xam ni xeex bi tey lay commencé parce que lii ñu gis nag muy dem te du taxaw ci kattanu yàlla ndax ku am jàngat rek xam ni meilleur résultat bu nit def ci élection bi ñu génn mooy ñun ndax ku dem sa première élection ànduloo coalition bu tax ñu wax yoroo ay milliards ñëw am score bii nga am ñoom ñëpp xam nañ ni meilleur résultat mooy booba te xam nañ ni 16% boobu dans 4 ans encore su eggul 60% dina dépasse 50%. ñu ne kon nañu gaaw far ko balaa muy egg foofu loolu nag
bu soobee yàlla dina ci am développement yu ñëw bugguma ñu def tey meeting politique comme dañoo daje ci circonstances particulières waaye rêve boobu nga xam ne moom la ñu amoon ñëpp ñun ñëpp rêve boobu nga xam ne moo doon dundal combat wu May Reyama Sagna doon dundal combat Arouna Diédhiou doon dundal combat Maïmouna Diémé doyen Seydou Ndiaye ak keneen war nañu am fulla bu doy ñun ba duñu nangu ñetti nit ak ñeenti nit dem tëju def seen complot ne rêve boobu dañ ko fiy yemale. lu mu leen jaral rek dañu jaral lu ko ëpp parce qu'on le doit à ceux qui sont sacrifiés mais on le doit à ceux qui se sacrifient tous les jours jël seen alal bàyyi seen temps léegi bi soxna si di wax sama yaram dafa daw moo tax surtout la jeunesse sénégalaise màggat yi fi ne depuis Mathusalem te bëgg a compromettre seen avenir lu mu leen jaral benn rek danañ ko jaral yéen 100 000 muy fii muy département bu ne muy région bu ne tey la combat bi doog a door et incha allah nous irons jusqu'au bout asalaamualeykum wa rahmatullah